ni mën a tëj ni mu kenn xam nga may mën a loolu Macky Sall wax mais yéen gis ngeen fruit gis nga ko su benn bi responsable APR waxoon bu subaa 8 heures nga dégg société civile bi jóg waaw atte guñu ko Macky Sall itam ngi wax complot bi dëgg la te yow lan mooy société civile dama bëgg a wax Sénégalais yi yaa ma da xañ naa ni yaay journaliste yaay dem fu nekk lan mooy société civile. mais société civile ñoom bokkuñu ci jeu politique bi ñoom dañ fi nekkal. askan wi ak droit wu askan bi. est-ce que tey ci problème bii ma laaj la Adji Sarr bi am problème ak Sonko bokkul ci askan bi. ci askan bi la bokk. am na lu war a gën a metti ci àdduna lu dal jigéen à part des viols am na gis nga benn société civile ci réew mi ku jóg au moins sax waxuma ñu faral Adji Sarr waruñu faral Adji Sarr waruñu faral Sonko waruñu faral kenn mais au moins ñu jóg taxaw demande justice sénégalaise demande gouvernement sénégalaise que nañ tegi fi ci yoon mais ñun ñëpp ñoo dugg suuf taabal ji ana Assane Dioma Ndiaye nga xam ne bu ñu wan Macky Sall nanga mu tëb jël rajo bi di wane ni moo fi nekk askanu Sénégal ana Seydi Gassama xanaa dafa voyage nekku ci réew mi ana Birahim Seck ana dégg naa gis naa tey ay Y'en a marre sax dem seeti Ousmane Sonko j'espère que demain dinañ seet comme seeti Ousmane Sonko j'attends Y'en a marre demain étant des jeunes ay jeunes filles bokk seen mouvement dañ seeti Adji Sarr suba. mais ana Adji Sarr. nga ne. ana Adji Sarr. ah mais Adji Sarr ci dëkk loolu xam nga loolu la koy ay mbokkam man bokkuma ak Adji Sarr xaw ma Adji Sarr musuma gis les scènes ñoo fi nekk ñu war ci wax suñu xalaat. waaw man gis nga viol bi mënoon na. waaw mais bu ñëw nit boo jógee nga dem nga ne yow da nga majeur et vacciné nga porter plainte. waaw ne nit daf la violé. waaw xanaa di nga commettre avocat xanaa di nga taxaw dëggal say tuuma donc société civile boobu ngay wax mënuñu jàppale koo xam ne gisuñu ko ba pare question bi. non attends les femmes juristes. ma ne question bi sensible na sensible. boo xam ne nit ñi foog ñu def ndànk. non mais waxuñu nga. parce que élément yëpp tegoogul ci table bi. néew ma la ñu faral kenn mais quand ay femmes juristes dafa ne ci réew mi bu ñu loree ku jigéen la moo ne sooy mooy ñu jéem ko capté def sax benn communiqué ana femme juriste yi ci réew mi. waaw mais nan la ñuy capté koo xam ne. gisuñu ko non wóorul ko Sénégal kenn mënu firi kaay ma wax la. waaw mais numéro téléphone am boo ko woowee doo ko jot. soxna si. ki nga xam ne dafa am lu ko metti kooku elle doit se mettre à la disposition de ses kaay wax naa tey leen man dama naqar ci àdduna parce que man kaw laa man Sandiara laa dëkk du ma seetaan dëkkuma ci samay ba waajur ay baykat lañ dañu néew doole ci réew mi Adji Sarr boobu ay waajuram ay baykat lañ peut-être mais dañ ko sànni comme si amul kenn bu doon yow may mën a nduur Seck ma fay bu doon sa sœur moo ñëw ne la Ousmane Sonko dafa violé dëgg la dëgg du mel nii bu doon doomu magistrat ministre fi violé doomu magistrat mel woon nii bu doon doomu ministre du mel nii bu doon doomu opposition bi Mamadou Diop Decroix wala nanga wala rakkam du mel nii parce que doomu baykat la villageois bu jóge ci àll bi am ñaar fukki at 20 ans may mun a 20 ans Sénégal kañ la ko wax comme 20 ans commencé voter yàggul bu njëkk boo amee 20 ans doo voter sax seen kër ñi fa am 20 ans sañ ñoo génn dañuy tàggoo balaa ñoo génn ay xale lañ ba léegi sunu toit bi ñoo fi indi majeur 18 ans mais ñun sunu cosaan sunu aada ku am ñaar fukki at majeur go xale bu am 20 ans au moins voix am ñu bàyyi ko voix am compter les femmes juristes yi xam droit mais sax def benn communiqué man néew ma moo nekk ci dëgg. non may ma rek man xaw ma man nekkuma fa woon xaw ma am na xaw ma amul li ma fi ci xam ko néew nag ci waxtaane yow ci Ousmane Sonko laa ko xamee ak ci borom salon bi. waa léegi borom salon bi wax na. waaw dégg nañu version am des faits commettre na avocat xam nañu kan la. mais Adji Sarr anam. xaaral Ousmane Sonko. maanaam boo waxee Ousmane Sonko de boo ko waxte kat boo ko waxatee ah non attention man Birima Ndiaye laa tudd kenn jiñu ma yooyu boo ko waxatee waaw kon boo ko waxee tooñ nga ma tey nag. tooñ nga ma de dinaa la boo waxatee mu porte plainte soo ma waxatee Ousmane Sonko je te porte plainte. bu ma la waxatee Ousmane Sonko wallaahi boo ko waxatee ma porte plainte. ban magistrat mooy recueillir sa plainte. oui da ngaa bu ma tuddee tur yooyu man Birima Ndiaye laa tudd dëkk Sandiara. Ousmane Sonko bu ma ko waxati vraiment tudd Ousmane Sonko non waxuma loolu ma ne Ousmane Sonko
candidat présidentiel la. moo xam sorti 3e. après nekk député. sëñ bi am mbooloo ci réew mi. su ma doon daw su ma doon daw course wala waxee Ousmane Sonko su ma juumee wax la Ousmane Sonko sax war naa nangu nekk Ousmane Diallo bu ma ko nekk yi laa yombi din moom nag tudd Ousmane Sonko ma tudd Birima mu jël la ko yàlla may ma jël li ma yàlla may ñu déggante ci jàmm. ma ne. xam nga. dama lay wax leen wax nga léegi xaaral xam nga les associations féminines. bu nit jànkontewee jafe-jafe yooyu. dañuy def le pas dem vers la victime. entourer ko protéger ko. tey ci presse bi bu fekkoon ne gis nañu Adji Sarr discours bi dina doon leneen. la société civile tey bu ñu gisoon Adji Sarr amaana dina am ay avocats yu commettre dina am ñu ñëw jàppale ko mais le problème mooy. dans cette affaire là ñaari protagonistes lañ ci teg loxo muy lañ ci mën a teg loxo muy Ousmane Sonko ak ndaw si nga xam ne moom salon de massage mais Adji Sarr kenn gisu ko. parce que daf leen seen liggéey ma ne. non def leen seen liggéey. ma ne parce que Adji Sarr convoqué nañ ko ba attends man lire naa ci jour dafa am ñu ko jël nëbb ko. non même loolu man xaw ma dara kaay ma wax la waaw non wuy ma mais yéen a bind mais bu ko ñu rey ko mais attends yéen a bind yow ñu toj dëkk bi di taal yi fi jàmbur bu ñu nëbbul Adji Sarr ñu rey ko bien sûr te nag heureusement ñu nëbb ko sax bu ñu ko rey Macky Sall la fa rey. non fi ne ko am dul ndax ñu Macky Sall bu doon dee suba ñu Macky Sall la fa rey parce que fi nga même boo demee sa kër tëdd na la baal sa baal mu neex nga ne Macky Sall ma baal loo. mais ah non attends kaay ma wax la Adji Sarr a été très jeune mais responsable pour à mon avis. à mon avis responsabilité waroon na ko indi. waaw may ma mu ñëw taxaw cause am non nit ku responsable du porte presse man su ma wee cause bu wóor am sama argument yu wóor xuloo jarul yàkkamti dem te làmb jay bàkku jóge fay bàkkoo ko gën Adji Sarr bu dee wóoru ma de bu dee am na ay argument yu wóor fi nga war na ko questionnaire commencé woo fa mais nañ dem rek Adji Sarr ñu ngi koy convoqué mi ngi wuy ji convoqué nañ ko 3 fois mu ne barki démb jaay yéen a bind yéen ne Adji Sarr convoqué nañ ko suba ba wax heure bi ak kam war a àndal li tax dem ne buntu foofu xaar ko. alors Birima. waaw Birima. non xaaral pourquoi dem leen foofu ngeen xaar ko. na la leer ne. journaliste yëpp ñu ngi wër Adji Sarr. ah je ne sais pas numéro bu ñu communiqué. waaw bëgg nañ ko teg loxo waxtaan ak moom recueillir. sa version ñaanuma yàlla ngeen gis ko. convoqué nañ ko 3 fois. waaw dañ ko convoqué ba pare. waaw benn bi mu jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom. salon benn bi première convocation bi moom kese deuxième convocation bi mook ki moom salon bi troisième convocation bi mook xale bi nga xam ne moom lay liggéey. mooy lundi passé mais ci la information bi di doog a génn. xam nga lundi non bi muy génn lundi dernière convocation wu Adji Sarr non yéen a ko bind ma nu xool dama ne yéen a bind ni Adji Sarr convoqué nañ ko lundi à 11h comme à 10h. xam nga tamit dans cette affaire là. lundi fekk na lépp am. mais xam nga dans cette affaire là dafa am lu gênant am na ku ne dañ ko violé mais kooku noonu kenn mënu ko teg bët kenn mënul recueillir li nga xam ne moom mooy position am donc il faut comprendre que association féminine yi ak société civile bi tamit ñoom ñu prudent parce que tey li ma njort mooy ne Adji Sarr dafa nekk ci ay loxo ay nit yu ko jël téye ko xëy na ñu ngi koy préparé pour que mu affronter non du ay nekkul ci ay loxo mbokkam. ah loolu de journalistes yi dem nañu pour def seen. kon wax nañ ko kidnap. li ñu xam ci moom mooy ne waajuram bu jigéen dafa gaañu waajuram bu góor mu ngi dund nekk na ci ay. kon kay nekk xam ne ñëw nekk waaw mais da nga déggoon waajuram bu góor génn comme mi ngi dund da nga déggoon waajuram bu góor génn def point de presse ne sama doom daa réer mais ñooy nëbbu seen doom parce que c'est criminel la génn dem di taal dëkk bi. mais buñ gisee Adji Sarr rey ko tax yow dégg nga ay ñoom ñoo ko wax déggoo ñaan nañ dem kër Adji Sarr lañ dem kër nangam nañ rey waa kër Macky Sall yaa ko dégg nga vocal kay ñëpp a ko dégg c'est des criminels. on est dans un état de droit. waaw dama ni moo tax ñu xam ne faalewuñu leen mais loolu la mooy seen bëgg-bëgg c'est des criminels ay assassins la ñoo ko wax ku bëgg a rey nit assassin nga xool nga dem ni def policier bi gis nga dem ni def policier bi la police là ils sont là pour nous. ñun la ñuy garder ba ñu nekkee à l'opposition Abdoulaye Wade yor réew mi ñuy marche fii dañ doon dóor ay lacrymogène Macky Sall ci la bokkoon ñoom xooluñu Macky Sall l'ordre public la ñuy xool est-ce que ñu war nga xool di xool benn policier muy dox nii nga jël xeer xool nga yéen a gën je vous remercie yéen a gën a image mais loolu ki ko def du assassin ah ki loolu du assassin ay reykat nit la
waaw mais vous savez. raykat nit ñi koy fa ñuy rayee nit ñi àtte leen fa. xale yi tamit am na ñu bari ñu ci am ay gaañu. waaw mais attends li am démb dérapage la amaan na am na nu ñu waroon a gérer situation bi plutôt que li am démb parce que gis nañu aussi ci image yi ñaawlu nañu policier buy dox nit mën a yëkkati brique dóor ko ci bopp. ñaawlu nañu tamit policier bu taxaw di viser ay citoyens di leen viser di leen gaañ ñaawlu nañu dragon police di daw follement. te mënoon na dër nit comme ni ñu ko defee woon tamit. xam nga lan la c'est-à-dire il faut situer les responsabilités des deux côtés. il faut ñu dindiwaat wax bi xam nga man li ma fi indi lan la pour ñu recamper débat bi man duma nijaay ami Adji Sarr doo mbokk Sonko wax ji. mais lan nga ciy sonn. waaw même rek li ma ci interféré lay wax ma bëgg ko décrypter devant les Sénégalais Sonko dañ koo jiñ viol. fekke wu ñu yëguñu kenn déggu ci kenn wax ci ñu maandu ci mu def point de presse na Macky Sall moo ko orchestré ma ñëw toog sa plateau bi pour wan ko ne ko c'est pas vrai c'est archi faux ce que tu as dit génn élément yi wax ni c'est faux. yan élément. mais ci ay waxam moom ak ci li ndaw si wax. waa léegi foo ñu dem foofu maa yow. démb parce que man que Sonko violé que mu bañ a violé c'est son problème. que ndaw si jiñ ko mais quand même ku toll ni Sonko man musuma xalaat ci àdduna wallahi wal kitaabi maa gën a contre Sonko ci réew mi faru maak moom te ñaanuma yàlla farak moom ci àdduna mais je te jure quand même musuma gëm ci àdduna ni Sonko dinañ ko jiñ viol musuma gëm loolu ci àdduna la parce que Sonko mu wan moo ma jox benn palaas ko man ibadullah man dama diine man damay julli samay soxna dañuy muuru mosuma ak ay soxnaam loolu laa dégg ñu koy wax que dañuy muuru. lan moo changé ci li mu wax. yow Sonko dem na piscine olympique sol yére yu gudd pour bañ gis ay cëram ndax wane ibaadu ma ne kii kat ndeysaan pour opposant waaye jiw na man salon de massage dama fay dem et il faut jox ci loolu damaa ñu yàqal salon de massage damay massé wu man Birima Ndiaye du ma sëriñ ceddo laa suy nee ceddo grande ceddo sëriñ Tuubaa tax ma baax. bu doon Serigne Touba musiba daal ma Serigne Touba ma du def ma nekk yenn yi mais damay dem salon de massage damay massé wu bëccëg musuma salon bu may def salon de massage des fois sama jabar moo may déposé bëccëg laa fay dem. waaye léegi Serigne musuma mu jël rek de toute ma vie. Sonko amul droit dem salon de massage. mais moom moo war a nekk jigéen du gis ay cëram li mu jëm kay jigéen waru gis ay cëram nag sëñ bi yow est-ce que non dis-moi honnêtement imagine woon na Sonko dina tëdd ci néeg tëj ko ni ñuy massé wala de Sénégal xam ko. dañuy technique bi taal ñaari sondeel mu lëndëm këriis nga sol slip tëdd jigéen di la bës noonu la ñuy maase woo mën nga imaginer Sonko na def loolu yow. pas forcément. non nag mu soog dama ni noonu la ñuy maasee. mais pas forcément. li mu wax ni moo ko dal non même rek li mu wax ni moo ko dal mu wax ni li gën a gaaw man dal na ma te maa ko gën a mettile man dal na ma te maa ko gën a garaawle parce que moom mi ngi dox ba léegi man dama paralysé woon. des deux pieds le professeur Lamine Gueye moo ma njëkk a jël boole maag le professeur Ndaraw Ndooy hôpital Fann maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu de passage ñu nekk ñu très compétent ñoo ma doon faj sama tànk yi paralysé Ndaraw boole maag benn kinési bu nekk hôpital Fann mu ngi may dégg moo ma ni genre maladie du n'importe qui moo lay maase il faut ma boole la un professeur de haut niveau parce que am na nu mu lay maase da lay gaañ da ngay yàqu. kooku doo ñëw sama kër di ma maase 2 ou 3 fois par semaine mais je paye 20 000 francs par séance te man Ousmane Sonko moom moo ëpp salaire. yaa ëpp Ousmane Sonko. non moom moo ëpp salaire. Ousmane Sonko 1 million 300 lay gagné. man musuma fayu 1 million 300 toute ma vie. yaa ëpp Ousmane Sonko man musuma am salaire 1 million 300. oto bi ngay dawal Ousmane Sonko dawal ko Ousmane Sonko 20 000 francs bu ko defee donc boo defee affaire lombaire yooyu affaire digg ginnaaw yu métti yooyu man dañ ma opéré te man la fañ ñu dugal ma ci avion yóbbu ma samay mbokk yóbbu ma France ma def opération moo tax may dox nii. amaan na am nga duñ la faj. waaye dama déglu ma la bu état bu leen déglu ma la Ousmane Sonko bu taxawoon France ay nitam ñu ngi may dégg nañu wax seen aqulaay taala yow ku taxaw genn ngoon laaj nga ne am na 100 millions 200 millions opération daa mën sax dafa bëri. waaw mais Birima France sori na suñu docteur dañ koy opéré. Birima xam nga dafa am tamit lu gênant ci affaire bi la yow nee nga da ngay maase wu. amaan na
kenn topp la kenn fexelu la ci salon de massage parce que tey bu amaan na bu ñu la toppoon le seul fait que ñu fekk la nga tëdd di massew ñu jël sa photo génne ko amaan na dinañu toucher sa dignité xam nga dafa am aussi cette affaire Ousmane Sonko non mais xaaral cette affaire Ousmane Sonko dafa poser tamit un problème de menace sur les libertés c'est-à-dire léegi pour la première fois laa gis à part ci affaire Diombass Diaw ñu tegaat jël affaire mœurs utiliser ko contre un homme politique. ah non bu Diombass lay bokkut kii day jigéen di xale vulnérable di daan doolem ñu koy fay 40 000 francs par mois mag ñëw di député di président de parti di kilifa di inspecteur général des impôts et domaines di kilifa ci réew mi ñëw di maase woo xam nga ni ko xale bu ko ñeme sax xale ba xëy na daf maa violé attention génne ñu ay ciru Ousmane Sonko kenn photo ko xale bi daf maa violé dëgg la du dëgg man Birima Ndiaye. mais dafa mel ni yow dafa mel ni condamné nga nit ki ba pare. non alors que il est présumé. non au contraire. innocent. non attends au contraire jamais. il est présumé coupable pardon. non jamais yàlla bu ma jiiñ Ousmane Sonko viol ci àdduna par respect à lui du ma ko jiiñ mukk parce que wallahi wal kitaab bi barki Serigne Touba wóoruma ndax Ousmane Sonko violé na ko wóoruma ndax ndaw si violé nañ ko. mais doo bàyyi violé mais moo am loolu ça fait froid dans le dos. li ngeen bind viol ci dëkk bi mët na milliard ci diggante ñoom non wax na dañ koy toj man damay wax li xew lu wax ñaaw jëf jaa gën a ñaaw jëf a gën a ñaaw wax de. mais dara leeral na ne. waaw mais loolu laa la expliqué loolu laa la wax léegi damay la man wallaahi dama giñ ci li ma yaakaar ne la wóoruma xaw ma def na xaw ma deful mais aussi bu ma nee rek amul. ku ni amul léegi bu ma nee amul man di doomu su gor samay doom di mag am naa doom yoo xam ne ñoo mag kooku xale bi samay doom ma seen télévision ma ni amul tëgg sama dënn Sonko du ko def demee xale bi génne preuve yoo xam ni kenn mu ca teg loxo du ma am torox sama karamay doom est-ce que naa crédible devant le Sénégal su ma taxawee ne dëgg la Sonko da koo violé Sonko dem taxaw génn ay preuve am ni violé ko du ma torox ci kanam Ousmane Sonko. non moo tax ma politicien yëpp nañu tey xam nga dara sëñ bi yàkkamti jaru ko de yaa defoo leen rek moo tiital nag du ma ko nëbb man leen rek moo tiital. et ça m'a fait peur. nan moo la tiital. ni jiñ viol rëy Ousmane Sonko fii la taxaw ci problème mu 94 milliards ne bu ñu ko wooyee mu wuy du xaar immunité parlementaire li may xam nga ko Sénégal xam nañ ko moo ko wax. 94 milliards bu mu jiñee ay nit sàcc daf ne bu ñu ko wooyee mu wuy ji du xaar immunité parlementaire day wuy jil boppam Ousmane Sonko ko waxoon mais ma yaakaar ni ñu jiñ la viol moo gën a rëy lii mu taxaw dëgg këram ne du génn këram fekk amul kii. contexte yi du benn. non bii gën a garaaw. le viol est criminalisé. waaw moo tax mu waroon dem. waaw mais parce que dégg nga man nag kaay ma wuy ma je te défie. contexte yi man xale bu ma jiiñ viol te violé wu ma la man boo xëyee 8 heures ñu convoqué sax may fekk ma toog les yeux dans les yeux may la war na fu ma la violé ah lan ma du ma xaar parce que nag aussi doo xaj sa kër. waaw mais maay wax pare gu. non s'il te plaît ma sœur Birima nekkoo jàkkaarloo sarax ma rek non Ousmane Sonko tey non nekkoo jàkkaarloo non ma ne nekkoo jàkkaarloo dimbali ma rek Ousmane Sonko non dafa nekk ak ay nawlem muy ay soxnaam ñooñu am ay soppe am ay noonu nekk ak ay doomam xool nga poids bi ñuy pesé tey est-ce que doon woon gën a neex tey Sonko dem le lendemain matin toog jàkkaarloo ndaw si démontrer que c'est faux dindi poids boobu ci famille pourquoi attendre ay unité parlementaire et puis d'où vient le nom Macky Sall d'où vient le nom Macky Sall.